Mesdames et messieurs, chers amis téléspectatrices et chers amis téléspectateurs, chers internautes, assalamu alaikum mbokki jërëjëf tey nag vraiment bienvenue à la maison familiale d'Abdou Karim Fickou. Xam ngeen ne tey nag mooy bés bi vraiment le mariage du président du foyer des jeunes et de la culture de Bambilor. Actuellement nous sommes au niveau de la maison familiale et nous allons tout à l'heure voir évidemment la famille qui est là ce matin pour cette grande cérémonie, le mariage du président du foyer des jeunes de Bambilor, Abdou Karim Fickou. On va justement aller avec la complicité vraiment de mon caméraman. On va aller voir au sein de la famille vraiment pour ce mariage. Et là, nous sommes avec le délégué de quartier du camp de jeunesse de Bambilor, monsieur Gora Khoulé. Gora Khoulé, assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Tey dafa mel ni tey nag mbir yi tàmbali na quoi. xew bi waaw tey moom bisu mbégte la bisu jàmm la suñu rakk suñu jarbaat Abdou Karim Fickou mooy jël soxna. di ko si ñaanal suñu borom barkeelal sëy bi may leen si njaboot gu barkeel muy doon njabootum l'islam si barke Seydina Mohamed barke borom Touba. Gora Khoulé xam nga Abdou Karim Fickou bu baax lan moo gën a marqué ci moom en termes de peut-être comportement ji en termes de action yi. waaw Abdou Karim suñu comme ni ma ko waxee sànq suñu jarbaat la suñu rakk la li ma gën a marqué si moom mooy xale bu bëgg lu baax la ku bëgg responsabilité la. xëy na tamit li ma mën a wax ni loolu da ko roy si turandoom parce que ki ñu ko tuddee ñun ñi nga xamante ne ñun suñu mag la moom mais ñu doon ànd temps bi ñu nekkee gën a nekkee xale ñun ñu doon ànd yaakaar naa li naa koo tuddee nit dafay roy si moom juróom-ñaari jikko kon yaakaar naa jikko bëgg lu baax li roy na ko si turandoom bëgg responsabilité bi roy na ko si turandoom doon acteur de développement aussi roy na ko si turandoom kon loolu laay xam ni moom lu ma marqué la si moom. yow nga nekk justement délégué du quartier camp jeunesse bu Bambilor ñu gis tey vraiment mobilisation bu mag est-ce que c'est mérité non pour Abdou Karim Fickou? Oui, c'est mérité vraiment parce que Abdou Karim dañ koy fay mais ku nekk am na lu mu labal si diggante ak moom kon dañ koy fay te dañ koy est-ce que sax mën nañ ko fay parce que tamit xelal la mais. ku teel a jël responsabilité la ku teel a duggante ak nit ñi la kuy sonn si nit ñi la kon donc lépp loo xamante ne ñu ngi ko koy defal rek dañ koy jéem dañ koy jéem di ko ñaanal comme ni ma waxee rek yàlla barkeel sëy bi may leen njaboot gu barkeel. Merci beaucoup justement monsieur Gora Khoulé, le délégué de quartier du camp des jeunesses, actuellement justement le témoignage. On va maintenant avoir vraiment un représentant vraiment de la famille en l'occurrence monsieur Germain Fickou, Papa Bayini, Germain Mouyini vraiment va nous rejoindre ici vraiment. Germain Fickou au nom de la famille Fickou, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui vous êtes à cette cérémonie de mariage pour le président du foyer de la culture de Bambilor. Qu'est-ce que justement vous pouvez nous dire en termes de votre famille? Bon en fait aujourd'hui nous sommes honorés. Le président de la famille du foyer, c'est le fils de mon grand frère qui est décédé, paix à son âme. Mais aujourd'hui, nous sommes honorés. Pourquoi? Parce que nous avons un fils qui a su prendre la responsabilité pour travailler pour le développement pour son quartier, pour la mairie. Donc, nous remercions d'abord son homonyme, remercions le délégué de quartier, remercions surtout le maire avec qui il travaille. Les autorités, nous les remercions tous, l'imam et le marabout. Parce qu'aujourd'hui, avoir un jeune qui aujourd'hui est devant une population, nous ne faisons que nous glorifier. C'est une fierté vraiment d'avoir un fils comme Abdou Karim Fickou. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut travailler pour sa population. Travailler pour le développement, travailler pour la jeunesse surtout, l'avenir de demain. Donc, c'est une fierté pour nous. Voilà, justement, fierté, les mots de Germain Fickou. Nous allons maintenant justement voir un autre de la famille, en l'occurrence Trondom, Momnak Trondam là. Trondo gi kay ni papa gi voilà Momnak de tawoné, ñu sandi tamit ci ñaari cadeau voilà. Afia bu fekkente ne baax na voilà. Assalamu alaykum wax sa tur ak sa santé. Man maa ngi tudd Saya Dole. Man maa ngi Trondo Saya. Mu tudd Abdou Karim. Saya Dole dafa mel ni nag moom nag dafa bëri doole nag Afia ndànk nag. dama bëri doole. waaw dafa doole boo ma laalee sama dóor la de. ma def ni tuuti voilà. kon defal naa. bés bi de distanciation. voilà waaw tey nag bés bi voilà tàmbali na dafa mel ni satisfaction. bés bi dafa neex pour man sama bis la. parce que Trondo dafa fort. sama Trondo la. bis bi dafa rëy ci man. te maa ngi ñaan yàlla. ki muy jël nii.
ak njabootam ak famille am yëpp vraiment yàlla boole leen ñoo nekk benn c'est ce que je souhaite. Saya doom la mais c'est un ami sama turando la mais c'est un ami man duma ko wax san doom duma ko wax san turando dama koy wax sama xarit nga mais nag def na loo xam ne yàlla koy fay te ki muy jël nii doomu jàmbur la mais yàlla boole leen seen wërsëg nekk benn man mi nga xam ne man la tuddee bis bi man maa ko moom yàlla may ma tamit bon j'ai l'âge mais yàlla may ma mu bàyyi ñu fi lu yàgg du ma wax ban âge laa am. da nga am doole nag. pardon. da nga am doole tamit. ah bari naa doole trop sax lu tax ñu tuddee ma Saya doole. waaw man dama bari doole. waaw di sant yàlla ñëpp am doole comme man. amiin même yow mii di wax ak man. yàlla may la nga am doole. waaw di ñaan tamit xale yi ndaw yi yàlla may leen wërsëg. may leen suba un des jours ñu nekk kii mooy directrice d'une société. muy ku góor nga nekk un directeur de société. pourquoi pas le président de la République. Amin, amin. Vraiment. Voilà, justement, on va tout simplement accéder maintenant à l'intérieur. Vous avez vraiment, c'est les préparatifs justement à l'intérieur. On va maintenant aller voir là-bas la cérémonie. Justement, on sera à la cérémonie à la mosquée de Ndiassane. C'était dans l'après-midi à partir de 17h justement. Afia, accédons justement à l'intérieur pour voir un peu l'ambiance, vraiment la cérémonie aujourd'hui de cette justement cérémonie de mariage du président du foyer des jeunes de la culture de Bambilor. Allons-y à l'intérieur voir mon les gars. Nena yow la du kenn du mësa doon kenn bu doon keneen du dem dafa bàyyi kër yëpp ne yow sa takkusaan moo ne li ka neex madame Jalal Alaaji ma yebal ci yow nee na moom joxe na takku dënam dafa bàyyi kër yëpp ne yow sa takkusaan moo ne li ka neex madame Jalal may gu njëkk mat na bàjjen moom dukkat na waajur yi de kontaan nañ arit ne nañu pare nañ mashallah madame lalal naa la tëggal bongo yee man maa ngi tudd Madjiguène Fickou ñu bëri di ma wax Yvette man la rakku Abdou Karim man ak moom ñoo bokk ndey ak baay moo namp jox ma naa kontante ak mbégte rek parce que nekk na mag joo xam ni bëgg na ay rakam bëgg na ay magam bëgg na famille am amul benn problème taxawoo nañu ci côté bu nekk xanaa di ko ñaanal rek ci bësam bi ni mu ci duggee ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla musal ko ci làmmiñ cat musiba ak balaa ba lépp lu muy yóotu rek mu mën ko jot ci yàlla mat aussi may ko njaboot yu barkeel guddal fan yi wéral cër yi may ñu naal ba fii ak ci kanam incha allah lépp dina baax. yëg-yëg bi nga am tey kontante dama kontaan trop parce que lii dafa neex nga toog ba ñu ne la sa mag mooy takk jabar loolu neex na trop bëggoon naa aussi tamit sam papa fekkee ko dëgg fa neex yàlla parce que su nekkoon na koo xam ni sonn na trop ci ay njabootam bëggoon nañu aussi mu fekkee li bépp doomam boo xam ne day muy jigéen muy def mariage am pour dem di muy góor di takk pour indi bëggoon nañ mu fekkee ko mu nekk mbégte mais yàlla ak bëgg-bëggam yàlla moom bu soxla ñëppay ñàkk ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk ne gënal ko fii nii mu jógee yàlla yërëm ko xare ko àjjana suuf oyof ci kawam. man moo ma magee dama 4 ans mun naa ni ci 5e année bi laa judd mais man ak moom comme ay morom lu ma ko bëgg a wax dama ko koy wax lu ma ko bëgg a def dama ko koy def amul benn problème ak ay rakkam amul benn problème ak ay magam nekk na une personne bi nga xam ne il est ouvert à chaque moment boo ko soxlaa booy wax ak moom da lay déglu donc loolu jafe na ci famille yu bari am na ñoo xam ne pour nga toog ak sa mag wax ak moom c'est tout un problème par contre lui il est disponible à chaque moment day waxtaan ak ñun dañuy conseiller tout le temps ñu jàpp ko fonk ko ci loolu tamit voilà. man maa ngi tudd Menda Jooku laa sant mais ñu gën maa xamee ci Mariama. ñu fekk tey nga def sa caay bu baax ci xew ki nga xam ne Abdou Karim bi dafa tey soxna ba yëg tey nga am tey bis bi. kontaan rek xam nga sa doomu nijaay moom buy takk da ngay daal di kontaan si Abdou Karim ndaxte Abdou Karim daal mooy suñu Abdou Karim waaw ndaxte moom du question lu ñu bokk daf ñoo bëgg rek te yàlla tax kon tey su demee tey bay takk kontaan maa lañ ciy am di ko ñaanal yàlla sëy bi yàlla na nekk sëy yu barkeel
yàlla na leen yàlla jubaaleeg soxnaam yàlla defal ko si njaboot ju barkeel waaw. Abdou Karim Fico daal mooy Abdou Karim ku baax ku judd fu mu war a juddoo yaroo fu mu war a yaroo nekk nit ku baax nit ku bëggi mbokkam nit koo xamante ne dafa am yëg-yëg si nit xaarul dara ci kenn lu mu war a defal nit dina ko defal Abdou Karim daal mooy Abdou Karim loolu daal la ñu mën a wax si waaw gis nga dañu nekk ci wàllu waañ bi may jaamam war a def nii mu may ma xaalis bu bari nag moom ak ay rakkam yi waaw. waaw moo ma jox xaalis yi moo ma jox xaalis yi. asalaamaaleykum maa ngi nuyoo di leen nuyu ñi ak seen teewaay di leen sant di leen gërëm saa yaa nag la di sama rakk ndax sama mag bii taxaw moom lañ ko tuddee turandoo rakkam laa muy suñu dëkkandoo di sama rakk di ku baax ñun daal baax ak yar ak teggin lañ ko xamee wax dëgg yàlla moom lañ ko xamee bëgg na nit yaru na bëgg na ay famille tamit yëg na nit kon nag bésam bii loolu waral ñu ñëw teew fii di ko ñaanal yàlla ñu commencé bismillaahi rahmaani rahiim eggale ko ak sago xanaa kontaan rek te xam ne moom ginnaaw yàlla ak yonent bi moom moo ko liggéey ndax bu nekkoon xale boo xam ne xale bu yarul la wala xale boo xam ne yëgul nit te maanaam même bu fukki ay nit ñooy tamit du bari ay benn li moo tax yaru ak teggin dafa baax ci nit dañ koy ñaanal bésam bi yal na nekk bés bu ko jik ñaanal jabaram bu ñëwee yal na yàlla ubbi yokk wërsëg bi jubale leen yàlla may la njaboot gu barke loolu lañ koy ñaanal. man maa ngi tudd Sékou Fikou bon ñu bari dañ may wax Cheikhou yow loolu moo tax ñu bari xamuñu tur boobu. ci biir famille bi bon man maay taawu kër gi ñoo bokk baay Abdou Karim ñoo bokk baay sama rakk la sama lépp la li ma représenté ci moom moom la représenté ci man lu mu am tey mën naa wax ne moo ko liggéey ci dooleelu yàlla ak ay mbokkam ak ay xaritam ak ay àndandoo mooy yéen ci ngeen bokk ak képp ku ci teew tey tout le monde bàyyiwuñu kenn ñëpp ci lañu bokk Abdou Karim xale la boo xam ne jox na ma cër man tamit delloon naa ko cër bi nee naa ko bu muy dugg ci lii bay kii mu expliqué nga mën a ko maa ngi sa ginnaaw bul xalaat ci man mais lépp looy def nañ ko toog waxtaanee pour nga bañ a juum wàccul yoon boobu nag ci lay nekk ba tey jii ba nu ñuy dem ba duggante ak monsieur le maire mu expliqué ma ne ko commencé d'abord ci quartier bi ndax quartier bi mooy sa dëkkandoo mooy sa lépp boo commencé ci quartier bi nga soog a dem foofu loolu tamit weddiw ma mu def ko noonu nu ma ko waxee noonu la ko defee ba tey ñuy duggante ak monsieur le maire ba ñuy am audience ak moom ñu toog di waxtaan ba am lu ñu nas loolu yëpp daf ko jaarale ci yoon nit ki nag lu mu am moom moo ko liggéey ba pare soog a am leneen ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ñu ko yàlla mu may ko moom nag monsieur le maire xam nañu ko bu baax ndax xam na fu mu féetee ci communauté Manjaak décembre bi passé am na journée culturelle des Manjaak bi fi amoon voilà yow teewoon nga ci voilà moom joxoon nañu xaalis de digguñu sa ren 3 millions la koy def te wàccu ko xanaa feebar bi moo tax feebar bi moo waraloon mbir mi mënatul ant mais ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom fay bi mu fayal ma ko li nga xam ne moom la bëgg monsieur le maire ñu ngi koy gërëm di gërëm chef de village di gërëm chef de quartier camp de jeunesse ak dëkkandoo camp de jeunesse ak Serigne Thierno Amadou Ba li nga xam ne moo représenté Khalifa bi nekk fii Bambilor. Abdou Karim Fikou li ma marqué ci moom lu bëri la mais l'ancien ci mbirum politique ak ci carrière boobu ak nu mu amee succès moom ma ci jaaxal parce que man xalaatuma woon sax dina dem ba décrocher foyer des jeunes de Bambilor parce que foyer des jeunes bi muy dund dëgg fii la ma fekk am na lu ñu combattre woon jamono boobu Madressa ak Bambilor ñoo amoon accord bi donc ñoom lay si la donc xam nga àdduna di dox ba tey gii mu ñëw ci loxoom di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla élection yi di ñëw tamit
mu am ko mais loolu yëpp ci kaw liggéeyam la nit bu liggéeyee rek amul leneen lu koy wax liggéeyam moo koy wax yow monsieur le maire tamit muy ñaan xarit bi a nekk ak moom ci diggante bi na gën a dox parce que gis nañu liggéeyam mais na yokk loxoom communauté Manchac ñu ngi koy xool bu baax fu muy teg tànk ñu ngi koy xam te xam nañu nu mu nekk ci ñoom mais na yokk loxoom ñu ngi ci ginnaawam nag bàyyiwuñu dara Ndiémé Guèye tamit mi nga xam ne xaritam la mu ngi ci koñ bi ñu ngi koy gërëm di ko sant Ndiémé Guèye parce que am na lu mu ci liggéey ñun tamit lu am ci kër gi dinañ ko yéggal te dee bàyyi lépp mu ñëw teewee ko ñu ngi koy sant di ko gërëm yéen tamit waa rajo bi nga xam ne Matar sama xarit la chaîne bi may seetaan moo ma ko jox am na lu ma ko ñaan nag surprise lay doon nee na ma ñëw dana ma boole ak yéen bés bu may ñëw di ngeen xam lan laa nas maa ngi ñaanal rajo bi gudd ak fan ak wér yéen di leen ñaanal lépp lu ngeen soxla yàlla jox leen ko rajo bi jëm kanam ay télé bi jëm kanam couvrir Bambilor yëpp ak zone 7 bi nga xam ne moo ko moom laay ñaan ci yéen maa ngi leen gërëm di leen sant di ñaanal chef de village bi gudd fan ak wér sama mag la sama papa la sama lépp la ñoom ñëpp ñu fi toog famille Fif yëpp maa ngi leen di gërëm ndax tey bésu tey ñun ñoo ko moom suba tamit yéen la ginnaaw suba ñeneen la mais lépp ci fo ak ree ki nga xam ne mooy ñëw bu indi seetaan bi yàlla bu mu fi yegg si waaw loolu laa bëggoon amoon lu may wax di leen sant di leen gërëm wasalaam. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar jàpp naa ne suñu rakk suñu xarit moo xewle loolu moo indi bagage yi di wàcc donte xeeb nañ ko waaye jàpp naa ne as tuut bu ñu am rek ñu yéene ko lu ëpp loolu ñu defal ko dara. Karim sëñ Abdou Karim moom jàpp naa ne suma sëriñ la d'abord ndax sama sëriñ lañ ko tudde muy nit ku baax yàgg nañu maak moom du lii moo ñu boole jàpp naa ne ñu ngi ay dëkkandoo lañ ñu séq lu baax kon bu xewlee rek war naa ko mën a wuy si loolu moo indi sama teewaay tey. waaw li ma gën a marqué ci moom nag mooy ak dalam dal na yaru na aussi teey na te xam na li mu bëgg surtout dafa am ambition ku am ambition la loolu moo tax ma naw ko. ñu présenté rek acteur de développement responsable politique. waaw acteur de développement mooy jàpp naa ne li ma gën a neex ci bu ñu may présenté l'homme social. après politique nag moom jàpp naa ne ala kulli aal kuy dudd da ngay def politique sa kër sax da ngay politique donc loolu moom du métier. donc acteur de développement bi daal xam naa ne moom laa gën di bëgg ñu ma koy wax ñu ma koy woowee parce que loolu laa gëm ci loolu laay dox. waaw man la maa ngi tudd Ndiémé Guèye maa ngi tudd Ndiémé sant Guèye. tey nag bis bi dafa mel ni sa bis la. waaw sama bis la moom vraiment sama bis la wax dëgg yàlla Abdou Karim Fiiku di sama xarit di sama rakk di sama lépp wax dëgg yàlla may kontaan rek nag vraiment di nuyu ñëpp nag. di sant ñëpp di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla mbaam bi loolu man mënu ma leen fay surtout xale yi dañu maa bëgg dañu maa fonk ñoom ñëpp Abdou Karim nag vraiment day kenn ci man wax dëgg yàlla fii ko day kenn ci man ndax Karim ba mu nekkee xale ba léegi sama kër gii lay defee lépp wax dëgg yàlla te nag changé nit yomb na fi mu nekk nii mais nag man changé wu ma jëndoo ma ak dara Karim lépp lu muy def si àddina bala mu kaa def dina ñëw toog ak man fii laaj ma ci xalaatam te la ma koy wax doy na ko vraiment xeebu ma ci lenn lépp lu muy dugg ci àddina bala mu kaa def dina ñëw fi ne ma Ndiémé man de bëggoon naa def lii ak lii ak lii bu ko defee ma wax la ma ci xam te xeebul sama xalaat vraiment. lan moo la gën a marqué ci Abdou Karim Fiiku. bëri na yar bi surtout am na yar am nay teggin vraiment am na respect ci ñëpp surtout vraiment nit ku dal la ku yaru la ku tey la. Abdou Karim lu mu amul Bambilor gi rek yaakaar naa ne da ko fee bëggul mais am naa yaakaar ne Bambilor gi lu mu fi bëgg rek fii ku mën na kaa am. wax dëgg yàlla xale la mais baax na yaru na tey na dal na. vraiment xanaa di ko ñaanal yàlla may ko njaboot gu barkeel ak gudd fan gu ànd ak wér. sëyam bii muy dugg
yàlla na ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim àggaleek alhamdulilahi rabbi alamin yàlla nag may ko ci taw bu jigéen bi tudde ko Njéema Gay te loolu dara du ko fay fii ko ma koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di ko ñaanal famille bi yëpp di ko ñaanal magam Adama fii ko muy magam ñu bokk ndey ak baay muy sama xarit di sama lépp moom it di ñaanal ñëpp maam loo daa ama seen fay di ñaanal samay xarit di ñaanal sama yaay ji nag Tànday Saw di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ndax nag maam loo tay xew yi bari na mais dafa bàyyi lépp ndax man di ñaanal Ndumbe Sarr sama xarit sama doomu ndey di ñaanal Abi Diop di ñaanal Mbay Samba di ñaanal ñëpp daal vraiment kontaan naa ci ñëpp di ñaanal nag sama borom kër sama pël bu rafet Saw Pula Jéeri lépp moom